8h jot na mbokk yi ci studio Eva Mbaye yaatalu xibaar yi ak Dieynaba Seydou Ba ñu ngi leen nuyu Dieynaba. di la fay bu baax soxna Anna Rossa. li gën a fës ci xibaaru suba si bokk na ca ay grenade lacrymogène du ñu rek daal di takk démb ci mbeddu Ndakaaru yi marche collectif ñoo lànk ñoo bañ kon lañu doon rek daal di tas gannaaw ba ñu ko rek daal di tere ñu bëri kon ñu teg leen loxo daal di leen wàcc kon ca guddi gi ay journaliste yu ñu rek daal di bëmër ay matériel yu ñu daal di yàq collectif bi nag di ñaawlu way takk der yi nu ñu rek daal di jëflante ak ñoom di daal di fësal ne altine incha allah danañu amal beneen doxub ñaxtu foofee nag lu jëm ci wàllu ba léegi docteur Babacar Diop ak Malick Diallo ñoom nag bàyyi nañ leen ni ki démb ñoom nag nee nañ tey la ñu gën a taxaw ngir xeex kon lu jëm ci yokkute ci njëgum courant bi Kaolack commerçant ya nekk ca marché central ñoo daal di mer ba futtu daal di amal ab ndaje ngir rek daal di ñaawlu la ñu tëj kon tali wi gën a am solo foofee kon ca bërëb ba ñoom nag ñu ne kilifa yi faw ñu daal di yëngu ndaxte gisatuñu kenn ku leen rek daal di jëndal seen ay marchandises ci ñaareelu pàccu xibaar yi tàggat yaram lay doon ak Malal Junior Diagne li yéen kay xëy tey ñu ànd ci ak Mouhamed Ali Mouba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba di leen dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye bu rajo Futur Média xibaaru suba si ñu dooree ko ak toogaanu ñaxtu wi nga xamante ni waa collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoo ko doon amal te toogaanu ñaxtu woowu kon ñu tere woon ko ca place de l'indépendance way takk der yi daal di jël grenade lacrymogène daal di leen koy sànni ngir daal di tas manifestation boobile jóge na bari nag ñu teg leen loxo ay taskatu xibaar yi tamit ñu daal di leen caxat-caxate seen matériel ñu daal di koy yàq Fama Ndione. yoon yi jëm ci place de l'indépendance yépp la ñu tëj ngir mën a jàll sax faw nga wiiri fii ab dal la ñu fi nemmeeku waaye mbir yi du yàgg de bi ñu eggee ci avenue Ponty tàmbalee tàng jër ay grenade lacrymogène ñu sànni ko ku nekk fiddi ñàkk gis manifestant yi woy takk der yi ci njiitalu ab commandant boo xamante ni duñu wax turam daal di jël seenub mer xëpp ko taskatu xibaar yi. Sele di ab caméraman ca Dakaractu du fàtte ngoonu tey jile. policiers yi dañu ñëw doon ñu commencé di ñu wax pour ñu bouger ñu commencé bouger après ba ñu bouger ba egg ci fii bi bopp angle bi mën nañu yëg ci kaw territoire bi ñu yëg ci kaw territoire bi après continuer rek am beneen policier bu jóge fële ñëw rek taxaw commencé di kii rek jékki-jékki rek xoj ma dama da ngeen di nangam taan ndeyam jóge fii affaire yooyu jàppal bàyyil quoi loolu lañu jàppante ba ma saagee nag dama fayoo après si la ma xojaat këcc ma xam nga def seen affaire yooyu ñuy def noonu. mujjantal gi ñu jóge avenue Ponty waaye du suñu sago de dañoo jiital mel ni ku yor seeni doom bu dox bi yeexee sax ñu taal ab grenade interview moom xel sa xalaatu ko bu ñu dajee rek ñu taal grenade lacrymogène. ba ñu eggee avenue Pétavin ñu seen Thierno Bocoum ñu daw wutali ko bëgg ab interview waaye way takk der yi may ñu ko fi mu yàqee na xam ab groupe la ñu nekk en tenue civile nguufaan ko nar a yóbbu ay garde corps ñu du ci dal waaye mujjantal gi yóbbu nañu ko. ci jamono joo xamante ni ñu organiser marche bi ñi ngi amal ab point de presse ñaar ci suñu naataangoo ñu jàpp leen jàpp bu gaaw daal di leen bàyyiwaat ci ni mu gën a gaawee mu mel ni ñu ëpp chance fukk ak juróom benn manifestant yi nga xamante ni ba bi ñuy def reportage bi ñu ngi woon ci commissariat central. lu jëm nag ci manifestation bi ñu doon amal ci yokkute njëgub courant bi ñoo lànk ñoo bañ ne nag foofu ñu daal di bàyyi ñi nga xamante ni dañ leen te rek daal di jàpp collectif bi nag di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni juge des référés loolu rek la daal di def daal di jox ab verdict te nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy parti yi sekk mbir mi kon taxawuñu loolu nag ñeel kon toogaan ñaxtu wi nga xamante ni préfet bu Ndakaaru moo ko daal di ñoom nag ba ñoon janook taskatu xibaar yi ñoom fësal nañu ne altine bi ñu dëgmal am na beneen doxu ñaxtu bu ñu fas yéene daal di labbaliwaat Abdoulaye Diop. collectif ñoo lànk ñoo bañ jàppee tegul loxo seen ëpp naataango ni ki ab dellu ginnaaw ci wàllum démocratie Omar Wali Zoumaro bokkee ci boobule collectif. pour wax leen ne tey jii fi ñu toll mooy non seulement suñu naataango yuy jàpp dañ leen gën a fésal dañuy gën a wan ne que ne ñoom ñu ngi nekk ci dëgg ci yoon mais également nguur gi dafa delloo Sénégal lu mat ay dizaine d'années ci ginnaaw. li nga xamante ne dañ ko xeexoon bu yàgg ba mu nekk ay acquis tey ji loolu la nguuru Macky Sall di salfaañe
ba pare di ci utiliser nag justice réew mi liñ ci gën a metti. ci recours bu ñu déposé woon collectif bi di ñaawlu doxalinu juge des référés Ousmane Wade. këyit boobu ñu doon wuti ji liggéey ci ak huissier bi ñu ñëwee suñu surprise bu mag bu ñu fekk mooy juge bi àtte et que xamuñu li mu àtte ak li mu àtte fan la ko teg waaye daal lu ñu mën a jàpp mooy juge bi àtte na suñu diggante ak préfet bi nga xamante ni moom moo ñu jébbaloon këyit boobu di interdire marche bi ñu bëggoon a nama amal ndaka tey. ca beneen wàll ba collectif ñoo lànk ñoo bañ ne dinañu wëyal xeex bi Omar Waly Zoumaro. des na tuuti sénégalais boo yeewoo sa kër sax dina am kuy ñëw di la topp di xool lan ngay dox bu dee neexu leen ñoom ñu jàppale kii yóbbu ci kaso yi en tout cas daal loolu la mouvement bi bëgg a wax ñoo lànk tey la gën a taxaw ñoo lànk tey la gën a manko ñoo lànk tey la gën a wax ne askan wi xeex wi mu ngi ci ndorteel gi te fi nekk nguur gi dellu suñu ginnaaw ñun duñu dellu ginnaaw. ñoo lànk ñoo bañ xamle beneen déclaration doxub ñaxtu altine bi ñu dëdmal li ko tax a jóg ñaawlooti yokkuteeb njëgub courant bi. docteur Babacar Diop ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon nekk ay étudiants ñu tëj leen Malick Diallo itamit bàyyi nañu leen ni ki démb waaye tey ji nag la ñu fësal ne tey la ñu gën a taxaw kon ngir daal di wëyal xeex bi rawatina nag ci yokkute njëgub courant bi ñu ngi sàkku itamit ñu daal di bàyyi seen ay naataango ñu rek daal di tëj bàyyi néggandiku nag lañ leen rek daal di may ci beneen wàllu nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax la ñu dund foofee ca prison bu Rebeuss reportage Omar Mbow. juróom benn waxtu ci ngoon yu tegal fukki simili docteur Babacar Diop ak étudiant bi di Malick Diallo bi ay di doog a génn ca prison bu Rebeuss. ci seeni kanam ñàkk nelaw ak coono lañ ci mën a jàng waxtu gisee ak seeni njegeñaale bu yërëm tollu lool. ci tàng-tàng yi bugguñu woon wax ak taskatu xibaar yi. Je ne fais pas de déclaration. ci lu gaaw ñu jël woto wutandi kër docteur Babacar Diop. Donc on va à la maison. ci biir salon am ak njegeñaaleem lii la leen dénk. bëgg naa leen yéen samay mbokk taxawu ngeen ma waaye xam leen ne fële ci Rebeuss violence bu métti moo fa am geôlier yi dañuy fitnaal di xokkotal détenu loolu lu mu métti la nit bu dugg prison rek Nelson Mandela ak Cheikh Ahmadou Bamba nga war a xalaat ndaxte ñooñu lu métti rek dund nañ ko ci prison. ki mu àndaloon ñu jàpp tëj ca Rebeuss étudiant bi Malick Diallo bi yaay di ñaawlu dundinu prisonniers yi ca Rebeuss bi ñu sukkandikoo ci moom xeex baa ngi doog a tàmbali. ñaata ngeen woon ci chambre bi nga nekkoon. bu 108 la woon jën yi nu ñuy mel ci poti sardine am na ñuy tëddee ni bopp bi ñeneen ñi dañ lay poussé ngeen kolante nooy sax mënoo koo def lu fa nekk dafa métti ñun ay bañkat lañ tey jii bu den dem la dañuy demaat. ay simili rek ginnaaw seen génnuk prison prisonnier ya woon maanaam docteur Babacar Diop ak naataangoom étudiant bi di Malick Diallo bi yaay ne leen rek la ñuy laaj mooy ñu bàyyi seen i naataango yu des. dañuy jóge nag fii ci Ndakaaru dem ba Kaolack foofee nag beneen ñaxtu moo fa daal di am commerçant ya nekk ca marché central ba ñoo daal di yëglu la waral lool nag dañoo tëj tali wi nga xamante ni moom moo gënoon am doole gën a am solo ngir yóbbu ko nit yi ci marché bi foofu nag ba ñu ko tëjee ba léegi daanaka ñoom jaayuñu dara te ci beneen wàll nag marchand ambulant yi dañu ne fa rek xuus loolu nag ñu koy daal di ñaawlu tamit tax nag léegi jaayatuñu seen client yi léegi gisatuñ ci kenn ci ay bët tax ñuy woo kilifa yi nga xamante ni ñoo daal di ŋànk mbir mi ngir ñu daal di yëglu balaa kon làmbaay di gën di ñaaw seen kenn ki yor seen kàddu la ñuy déglu Baye Dia lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. li ñu ci gën a naqari nag mooy à chaque fois dañuy génnee benn arrêté ne ba sàngam danañ ñëw defar ci gàmmu gi bañ am di am yaakaar loolu nax saay ba ci mujj nii arrêté bi ñu mujjee indi nii indil ko responsable marché yi arrêté bi mi ngi nekk le 11 la war a départ le 11 décembre ba tey jii ñu ngi ci le 20 décembre te gisuñu dara xëy na dañoo jàpp ne Kaolack dañoo ñàkk fere ñàkkuñ fere dañoo am kilifa yaru teey dal waaye nag nit ki kenn du ko pousse ba mu sës te liñ naan doo miir tey ñi doo sës ci miir bi rek am na ci loo xam ne mënut a continuer trop c'est trop ambulant yuy jaay fii ñoom ñoo tëj marché bi
sa pousse-pousse du dugg oto du dugg nit ñi daan yor seen oto yi ñëw wàcce ànd seen doom yi dugg def achat mënatuñ ko ñi ci biir marché bi gisatuñ client boo duggee tey jii danaan day wéet lool boo génnee fii doo mën a jàll ndax ay nit te nit ñi état moo ñu war a organiser dama koy waxaat encore une fois nit du yar moroomu nitam ñun kenn ku ne da ngaa yaroo sa kër ñëw ñu daje ci marché bi kenn ku ne yàggee sa jikko bu ñu créé état nag pour ñuy limiter nit ñi di leen organiser moo tax mais duñ ñu bàyyi ci pëjoxoo bii ëllëg lu fi xew rek ñoom la te dañuy alerter nag lu fi xew ëllëg ci diggante ambulant yi lal fi ci tëli bi ak commerçant yi nekk biir marché ñu ngi leen di alerter ne ñoom la nañ jóg wax ci lii parce que lii du yoon ku bëgg place da ngay wuti place dem toog fa ambulant amul fenn fu ñu ko autorisé ci àdduna bi li ñuy jaaxal nag mooy ñoom ñëpp koo ci demandé nee nañ municipalité bi dañuy ñëw fii di leen dagg ay juuti kon koo daggal juuti yaa ko autorisé loolu nag ñu ngi ci alerté Mariama Sarr moom mi nga xam ne mooy borom dëkk bi na ci jóg wax balaa commerçant yi di jóg 8h jot na ba teg fukki simili ci studio Eva Mbaye ñu dem ba kon Tambacounda foofee nag wàllum jàmm ji ci wàllum sous-région bi di li dëkk yi wër kon Sénégal loolu lañ fa doon waxtaanee réseau des maires du bassin du fleuve mi nga xamante ni collectivité ya nekk kon ci diggante Mauritanie Guinée Mali ak Sénégal la daal di ëmb ñu doon amal kon seen ñaareelu assemblée générale ordinaire ngir waxtaanee nag lu jëm ci wàllum jàmm ji ci Afrique sowu-jant reportage Moussa Oumar Gueye. ci li weesu ay mbébétam ci wàllum koom kuréel bi nga xam ne moom moo lëkkale maire yi nga xam ne ñoo fare ci xar tefesu dexu Sénégal ñu koy réseau des maires du bassin du fleuve lëkkale Sénégal Mauritanie Mali ak Guinée daal di amal ndajam yaatu fi nga xam ne moo fare ci Bakel Ibrahima Baba Sall député maire bu Bakel moom mooy président wu réseau boobu la. nga xam ne ëpp na 100 communes tey. yu adhéré am na yeneen également comme maire Kayri mu ngi doon wax yu war a mun a ñëw adhéré ak yooyu kon si mission yi ñu def si sensibilisation information dana tax réseau bi dana dépasser ay 400 collectivités au niveau donc du bassin du fleuve Sénégal pour mun a jàppale sunu population sunu état yi ndax président yi ñu am ñoom ñëpp seen soxla mooy na jàmm am fii na sécurité am. te loolu yaakaar naa maire yi nekk ci coopération transfrontalière war nañu mën am taxawaay boo xam ne bi dana dimbale ci loolu. ci noonu itam charte d'aménagement intégré bi nga xam ne dañ ko nar a def ci li nga xam ne moom mooy bassin du fleuve Sénégal te UEMOA jàppale leen ci bokk na ci yeneen i mbébét yoo xam ne dafay gunge lépp lu jëm ci wàllum koom. fàttali ministre Omar Gueye collectivité territoriale ki ko fa teewaloon mooy directeur général Malal Camara bu agence développement local waaye itam ba tey teewoon na fa kii di député questeur assemblée nationale di Daouda Dia Orka Diéré waaye itam ba tey kuréel bi nga xam ne moo lëkkale immigré yi doomaan Sénégal ñu gunge leen ngir nag lépp loo xam ne ñu ngi ko ciy séentu moo xam ci wàllum koom la moo xam ci wàllum jàmm la nekk li nga xam ne dañ cey yegg Moussa Oumar Gueye Bakel rajo Futur Média. Moussa Oumar Gueye dañuy dem nag ba wetu Mbacké Touba foofee nag ñàkkum salle de classe la ñu daal di rek nemmeeku ci dëkk yooyu le rawatina nag ñi war a jàngale ci ay filière technique jafe-jafe yi nag daal di bari lool ca centre de formation professionnelle bu Mbacké ca biir kon bérébu jàng boobu sax lu jëm ci yenn ci cours yi dañ leen di rek daal di def ci la ñu duppee ay abri provisoire di ay sàllub néggandiku reportage Marema Diop. fii ci biir centre de formation professionnelle bu Mbacké ñu fa fekk ay ndaw yu 4e année ñoom nag ñu am cours ci bis bile ci wàll wi nga xam ne wàllu menuiserie lañ fay jàng ñu fekk Pape Mati Kane mu nekk ci liggéey bi. looy liggéey. damay finir mais débuté nañ benn armoire bi. benn armoire ngeen débuté fii nag ngeen gisee centre de formation. oui ça va yaa ngi doon daal. waaw ñu ngi doon. lu ko soriwul dara yeneen di ndaw daal di toog ci kanamu benn abri provisoire ñoom nag ñu ngay jàng froid ak it climatisation. da ngeen di waajal bi dañ leen di jox clim ngeen réparé wala. Mbaye Niang di kenn ci ñoom di wax rek ni formation professionnelle lu ñu war a dooleel la. boo defee benn remarque au temps am na benn année boo xam ne Sénégal amoon nañ benn problème comme Kër Momar Sarr bi amuñu benn technicien bu ko fi réglé France lañ ko jëlee ji woon day baax comme réew mu mel ni Sénégal aussi gën a amélioré ci comme formation professionnelle bi. ginnaaw liggéey buy wëy ci centre de formation bi lee ay jafe-jafe rek la ñuy jànkonteel bis bu yàlla sàkk bu ñu sukkandikoo ci directeur bi di Samba Lawbe Fall.
wàll. bëri na nag ay difficultés am nañu défaitiste professeur suñu effectif yi comme mu ngi yokku dañoo construire ay abri provisoire ministre bi gaa wax nañu yokk accès bi il faut que moom ñun tamit ñu am terrain bi nga xam ne mooy tax ñu mën a def. am nañ ab volonté ngir daal di jàngale yokk itam ay ndaw centre de formation professionnelle di jànkonteel ak bërëb bu tuuti lu nu mel tax na ñu ngi sàkku ñu jàppale leen Marema Diop fii ci diwaan bu Mbacké RFM. Marema Diop gërëm la bu baax a baax léegi nag wax ci musiba bi nga xamante ni moo am foofee ca Moussala Marinanine nekk ci commune bu Benbou ci département bu Saraya benn policier nekkoon foofu ca poste frontalier ba moo daal di kon moom la ñu daal di faat dañ ko daal di jam kon paaka ka def li ni mel am lu toll kon ci fanweeri at ba mu ko defee ba nuppi dafa daal di itamit xaru ubbi nañ ab l'enquête ngir daal di xam mbir mi naka la rek daal di demee Ibrahima Jabaxate. tey ci aljuma ji ci juróom-ñeenti waxtu lañu agressé benn alkaati ba rey ko fale ci poste de police des frontières bu Moussala Maynamine benn xale bu góor bu am fanweer at moo jékki-jékki rek song alkaati bi jam ko paaka ba mu faatu ginnaaw bi mu defee ñaawteef bi ni mel la agresseur bi song benn jigéen tamit ba gaañ ko laata muy xaru jot nañu jokkoo ak benn enseignant bu toog foofu ci Moussala Maynamine lii la ñu xamal. waaw xam nga léegi deux questions moom am. waaw ñi dañuy wax daf ko jam dafa dee ñi naan dafa gaañu mais ñun kenn mënu jox lu leer ñu parce que ñu ko jam rek ko yóbbu. keneen ki nga xam ne moom moo jam policier bi kooku nag anamu. waaw xam nga moom tamit dafa jam boppam la ko mën a fa brandi boppam mais ba tey ñun gisuñ ko aussi parce que dafa daw ko dem ci beneen kër moom. bi ñu leen ko yëgalee gendarme yi nekk fële ci brigade bu Saraya jot nañ fa dem ba def constat d'usage yi fu mu nekk ni ubbi nañu benn enquête pour ñu seet lan moo waral agression bi ni mel ba alkaati bi ñàkk si bakkanam Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. Ibrahima Diabakhate di la gërëm bu baax a baax léegi wax ci li nga xamante ni moom mooy programme 100 000 logements yi nga xamante ni président Macky Sall kon fesaloon na ko kon mbir mi tàmbali na rek daal di yëngu démb daal nañ lancé plateforme d'inscription bi kon démb ci suba léegi mbir mi ngi rek daal di kon dox jàppaleen ne ci xibaar ci jamono ji ñu nekk ëpp na kon 10 000 personnes yi nga xamante ni inscrire nañu ci plateforme boobule mu nekk nag ci téeméer yoo jël fukk ya ci programme yooyu le kon loolu nag day xibaar ñu jëlee ci dalu ab jëriñ ñu dénk wàllum logement urbanisme ak hygiène publique mi nga xamante ni ñi ngi ñaax ba léegi askan wi ngir ñu dem inscrire ci plateforme boobule 8h jot na ba teg fukki simili ak juróom-ñaar xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Manal Junior Diagne. jangeen jëf ñu door xabaar yi wàllu Ligue 1 bu Sénégal ak itam ñetteel bi journée championnat bu ñu tàmbali ci samedi tey bi am na ñaari jongante yu ñu namm ci ngoon gi mu war a kon tijji ñetteel bi journée Koumbay Sandiane Faye moo ci dikk ànd ci xabaar. ci terrain moom champion en titre daal di visé ñetteelu succès de rang ci championnat Génération Foot mi dalal ñaari tali ci Déni Biram Ndaw bëgg a wéyal ne kenn du ko daan ci ab pelousam bu stade Djibi Diagne Galactique yu ñaari tali di wut seen ndam gu njëkk ci kanamu ab adversaire boobee nga xamante ne joué ak moom yombut wante li joueur upp ñaari tali yooyee gëm moo di ne NGB xamut lu mënta nekk beneen rencontre ci samedi bi war dox ci diggante CNEPS Excellence bu Thiès ak Jaraaf bu Dakar ñaari équipe daanaka yu tolloo dayuwaay laj ji ñaari yoon ci lu tollook ñaari match waa CNEPS Excellence bu Thiès mën a jàpp ne dalal kii di vice champion en titre doon na ab occasion bu rëy ngir ñu mën a am seen ndam lu njëkk ci foofee ñu toll wante kañu dajalit ndam lay bëgg ndax doomu Médina yi ñoom it dañuy daw wutali seen succès bu njëkk ngir daal di mën a am saison bu mucc ayib. Sandiane jaajëf ñu jàpp itam ci programme ga dimanche dinañu amal kon Pikine ak Mbour Petite Côte Casa Sport laale ak waa Ndiambour bu Louga US Gorée daje ak waa Jambar bu Saly Stade de Mbour daje ca Caroline Faye ak waa Teungueth FC AS Douane moom war a laale ak waa Dakar Sacré-Cœur ci wàllu Ligue 2 bi itam ci samedi gi ñu jàppees ni kon ci programme gi Kër Madior moo ca daje ak waa Jamono Fatick J Fatick ak waa Demba Diop FC daan amal ab jongante Linguère fekki waa Sonacos la ca des ne nam nañ ko yeggali bés ni dimanche ñu wax itam ci wàllu footballu jigéen ñi ci réew mi samedi tey gi ca Lat Dior ca Thiès daan fa amal jongante xaritoo dox diggante équipe nationale bu Sénégal war a daale ak waa Gambie ñaari équipe yooyu kan di waajal jongante yi ne seen kanam ba tax ñu lëkkaloo ngir équipe ya mën a seet ku ci nekk nooy taxawee looy jubbanti ak looy dolli dëgëral. nu waxtaane léegi wàllu basket bi gannaaw ba ñu defee nag tirage au sort ci ajuma ji ngir xam
poule yi nekk ci éliminatoire Afrobasket 2021 Sénégal moom ca poulam nga mu nekk moom ak waa Angola ak Mozambique ak genn barragis ñoo cay nekk. bu ñu sukkandikoo nag ci entraîneur bi nekk ca AS Ville de Dakar di Ousmane Diallo poule la bu Sénégal mën a génn qualifié ci Afrobasket bi waaye dafay laaj ñu teel a jóg ngir mën a waajal joŋante booba Ousmane Diallo la ñu déglu. ñu nekk ci poulu Angola ak Mozambique li ma ci mën a wax mooy basket léegi dara yombatul parce que Mozambique dëkk bu progressé na ci basket. Angola ñëpp xam nañ ne équipe bu naqadi jouer la équipe bu mag la mais yaakaar naa ne Sénégal war na cee mën a am chance pour génn ci poule boobu yaakaar naa ne bu ñu liggéeyee war nañ cee mën a génn. léegi nag ku ñu war a tabb ci bopp équipe bi pour man loolu warul poser problème Sénégal waruñoo mën a am problème mu entraîneur bu ñuy poser li si am solo mooy ñu teel ko def xool ki ñu yaakaar wóolu ko jox ko équipe bi installé encadrement ba fa war a nekk ñooñu commencé liggéey bi léegi parce que temps bi bëriwul parce que boo xoolee équipe bu góor bi déjà dina am ay changement donc loolu il faut mu am stabilité ci entraîneur yu bees yi teel a installé mën a liggéey ñaari bi mooy aussi am na joueur yoo xam ne ñëpp xam nañ ne dafay am mouvement yu am ci équipe góor yi am na ñoo xam ne il faut ñu génn ci équipe bi am na ñoo xam ne ay bopp yu bees yoo xam il faut ñu dugg parce que toll nañ ci foo xam ne équipe bi dañ ko war a rajeunir tuuti li gën a important actuellement mooy installer encadrement bi war a liggéey foofu entraîneur bi ak ñi muy liggéeyal ñaareel bi mooy commencer am préparation bu baax ak organisation bu baax parce que basketu moderne ci àdduna bi boo ci bëggee génn li ci ëpp solo mooy esprit d'équipe bi esprit ba ak préparation ba ak encadrement bi ak organisation bi loolu moo ëpp solo talent bi après lay ñëw góor ñi il faut que ñu installer bu gaaw def projet bi comme ça ñi fay liggéey commencer liggéey pour ñu mën a dellu si waat ci suñu niveau. nu waxtaanee wàllu coupe du monde des clubs wàllu football la ca bitim réew ak final boobu compétition am na doomu Sénégal bu ca teew di Sadio Mané ndax ma nga ca Liverpool te Liverpool moo ci war a daje ci samedi tey bii ak équipe bu Flamengo di équipe bu Brésil Sadio Mané gars yi nag lañ bëgg mooy ne gagné raw gàddu ga indi ndam li ca Angleterre ndax itam dafay bokk ci li gën a dëgëral seen palmarès ak seen taxawaay. ngir jeexal football bi ca biti réew jàppale nañ ne ñu football samedi tey gii fukk ak juróom-ñeenteel bi journée championnat bu France Paris Saint-Germain ma jiitu moo ca dalal équipe bu Amiens Dijon war ca laale ak Metz Rennes Bordeaux danañ amal ab jongante Strasbourg Saint-Étienne la kon dalal Monaco war a laale ji ak équipe bu Lille Reims war a defante ak ñii di waa Lyon Angers moom Nantes la war a dajanteel. ci wàllu Angleterre nag jàppale ni Arsenal am nañu entraîneur bu bees boo xam ne dina toog ci banc bi ci samedi gi tey jii mooy jonganteem bu njëkk Mikel Arteta ak waa Arsenal ñooy lëkkaloo ji jëm fekki waa Everton nu wax itam Newcastle ak Crystal Palace daanu amal ab jongante ci waxtu beneen wu ñuy tàkkusaan bu tegalee fanweeri simili Manchester City moo dee kon daje ak équipe bu Leicester. jeexal ak wàllu Espagne ak Italie ci li nga xam ne moo di samedi gi nag Mallorca ak Séville ñoo dee kon daje FC Barcelone ak waa Alaves daanu daje ca Camp Nou Villarreal dalal waa Getafe Valence fekki waa Valladolid Real moom dimanche lay jongante 20h digganteem ak Athletic Bilbao lay doon. ca Italie moom jàppale nag ni Inter moom dina fa dajante ak waa Genoa ci waxtu weneen woo xam ni ci boori tisbaar Udinese moo dee kon dalal Cagliari Torino itam dina laaleeg waa Spal la ca des ne daanu ko yeggali dimanche Milan AC mooy fekki waa Atalanta Bergame équipe bii di Brescia war a jongante ji ak waa Parme ñu jàpp nag ni Lazio Rome itam dafa waroon laaleeg waa Hellas Verona waaye dina ko dàqandi ba jimmi jamono. jaa ngeen jëf lii mooy li gënoon a fës ci wàllu xabaar yi jaa ngeen jëf ci déglu bi. nu yendu jàmm lii yéene kay xëy tey nag dañ ci ànd ak Mouhamed Ali Bouba la ca gën a fës nag bokk na ca kon manifestation bi nga xamante ni amoon na ni ki démb te police da tey dugg sànni ay grenade lacrymogène ñu déglu yéene kay xëy tey ak Mouhamed Ali Bouba. manifestant yi wàccoon ci mbedd mi ngir wone ni d'accord ñu nu ñu yokkee prix électricité bi prix courant bi daanaka démbu police def leen maté dóor leen ba ñu bëgg dee sama naataango ne lii de métti na ndaxte boo demoon démbu ci place de l'indépendance force de police yu bëri ñoo fa nekkoon daanaka mooy ñu sa manifestant yooyu ñu nekk foofu bëri woon na lool dañ doon gazé manifestant yi jàpp leen dugal ci panier à salade bi yóbbu ci commissariat sama naataango bii di journal sama naataango ne lii de doy na war ñu laaj ko lan moo tax mu ne lii dafa doy waar mu ne ñu yow gisoo recul démocratique yi nekk Sénégal daanaka démocratie Sénégal ñu ngi koy salfaañi
force de police yu wàcc ci mbedd mi di dóor ay nit gauche droite di jël ay lacrymogène di tëmbal dem sa ba réprimer la presse ñoo xamante ni dañ doon def seen liggéey lii nii bu la doyul ci wàllu recul démocratique lan moo lay doy ci wàllu recul démocratique sama naataango ne lii de man musuma ko xalaat Sud Quotidien jël xalipam ne police daanaka joué na au gros bras daanaka kon ni ko yenn gros bras yi di ko defee ci yenn scènes yi daanaka police loolu la def di sànni gauche droite xooluñu lu ñuy def ceex na bokk ñu jàpp ko caat ñu jàpp ko ak ñeneen jàpp leen dugal ci oto bi yóbbu ci police sama naataango bii di Walfadjri ne lii de wane na ni daanaka président Macky Sall jàng na ci Souleymane Ndéné Ndiaye yàggul ni jël na kàddoom ne état dafa war a wane dooleem kon président Macky Sall démb loolu la jàngat waaw moom loolu la doon tari sama naataango ne lii moom doy na war kii di Souleymane Ndéné jàngal na président Macky Sall ñu laaj nag lan moo tax démb waa groupement mobile d'intervention yi nekkoon sur le terrain dem ba jël ay lacrymogène di ko dóor ci journaliste yi loo xamante ni daanaka kenn musul xalaat ci mim réew nit mën na def li nu mel sama naataango ne yow boo nekkee chef nga jox ordre say nit nañ tiire ci journaliste yi mais duñ ko def loolu lañ def Bamba Kassé ne looloo am Bamba Kassé bi mu jëlee parole ne man may secrétaire général SYNPICS maa jiite syndicat journaliste ak professionnel de l'information de la communication mu ne man lii jaaxaluma ndaxte commandant GMI bi moom moo jox ordre nañ def li nu mel waaw koo xamante ni moo jiite yëf yi bi mu demee ba jëlal responsabilité boppam ne nañ tiire ci journaliste yi moo indi lii fii nañ waxante dëgg waaye nag ñun xàmmee nañ ko moom mun nañ ne kii moo def li nu mel jëlul VAR dem di xool ku nekk gis na li nu mel sama naataango ne lii wane ni daanaka ñun Sénégal xamatuñu fu ñu jëm kii di Babacar Diop docteur Babacar Diop ak yeneen naataangoom étudiant jot nañ leen libéré waaw Guy Marius Sagna moom nag mi ngi desandi ci kaso bi ñu laaj sama naataango la tribune lan moo xew mu ne dañoo bénéficier liberté provisoire journal L'As bi mu jëlee parole ne lii de wane ni SAES daanaka moo def pression gars yi bàyyi waaw syndicat jàngalekat yi nekk ci supérieur que ñoom ñoo poussé nguur gi mu cédé looloo payé looloo tax kon nguur gi cédé bàyyi kon docteur Babacar Diop ñu wax ci Luc Nicolaï moom nag xam ngeen temps yi dañ ko jàpp moom ñu jàpp ko yóbbu ko ci prison Saint-Louis waaye nag depuis démb commencé na lu ñuy woowee grève de la faim waaw bañ a lekk bañ a naan ngir wane ni d'accordul nuñ ko transféré ci prison Saint-Louis ñu laaj sama naataango lan moo tax moom mu ne buggul loolu mu entamé grève sur la ne waaw moom Luc Nicolaï promoteur bi dafa jàpp ni amu fa mbokk waaw buñ ko yóbbee ci prison Saint-Louis daanaka fa dina fa tumuranke moo tax ñu ne nañ ko indiwaat Mbuur foofu la xam pour ngir ñu mën ko toppatoo sama naataango ne lii de wane ni daanaka kii di promoteur bi mi ngi jouer son va-tout waaw ndaxte cour d'appel bi dafa ne ñoom dañ ko war a jàpp yóbbu ko ci prison sama naataango ne kii di promoteur bi daanaka génnul ci goutte maître Baboucar Cissé bokk ci avocat am ne lii ni coup dur pour lamb la daanaka lamb ji dina ci lot bu baax a baax kii di Makhtar Cissé Mouhamadou Makhtar Cissé ministre des énergies et du pétrole wax na ci journaux yi waaw moom Makhtar Cissé bi ñu jàpp ni bokk na ci lu yàq Senelec temps yi daanaka moom nag ñëw na au front ñu laaj ko Makhtar Cissé ne waaw xam nga lan la mën nañu waxante dëgg man nationalité exclusive Sénégal laa am waaw kenn gënuma bëgg réew mi xam nga moo tax man soo gisee ñu yokk prix électricité yi daa fekk mëntuñ ñi daal ndaxte pétrole moo yoruñu ko pour le moment en tout cas dañuy jënd ci bitim réew boobu bu fa yokk dañ ko yokk naka noonu itam boo xoolee dollar bi day fluctuer des fois mu yéeg des fois mu wàcc waaye nag loolu tamit day jouer ci prix moo tax ñun ñu yokk ko ndaxte mënuñu ko supporter ñu jeexale sport ak sunu lamb mi xëy titré ci sunu lamb d'or 2019 daanaka tey la ñuy joxe trophée bi ci samedi bi daanaka ci Yoff journal bi ne soirée de fête à Yoff Reug Bombardier Tapha Tine Baboy Forza ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar Abou Thioubalo Aïda Samb ak Fallou Dieng ñoom ñooy assurer spectacle bi ci Stade Quotidien mondial des clubs final Flamengo Liverpool à 17h30 kii di Sadio Mané ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax foofule ngi mu prier journal Record moom itam wax li nu mel ndaxte sama naataango ne ñu ngi xaarandi kii di Sadio Mané bu baax a baax ci final mondial des clubs diggante kon Flamengo ak équipe am bi te bu gagné dinañ dugg ci l'histoire ndaxte boo xoolee bu baax ndaxte titre boobu yàgg nañ ko wuti amaguñu ko jërë ngeen jëf